asalaamaaleykum mbokki Teranga Diaspora TV ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp tey balu àq ñëpp tey balu àq ñëpp xanaa di leen wax ni rek maanaam daje bi daan daje bis bu ne xam naa tey sax moom xaw na xat ndax comme tey la 14 benn fan moo des ci maye bi di ñaan suñu borom mu dimbali ñëpp ba ñëpp dugal ci di ñaan suñu borom it mu yombalal ñëpp ban jot ci liñ dugal. di ñaan suñu borom bi mu mottali yéene yi ci am yëpp yu baax yëpp xanaa tey ñu dikkoon rek comme waxtaan bi ni ñu ko naan defee tey nag wax dëgg yàlla ñu ngi koy def sax ci xat-xat mën naa ko wax parce que vraiment demande yi bari nañ ñuy sollicité parce que ñun Sénégalais comme nañ ko xam ne dernière minute yi moom dañuy jóg ñu koy sollicité itamit bari na mais dafa am loo xamante ni si day répété ñu ma koy laaj di ma ko laajaat ma xam ni kon problème ñu bari la. te comme niñ ko waxee woon la mooy que ni lépp loo xamante ni si maanaam dafa ne problème nit ñi daañ ci waxtaan incha allah ci li ñuy waxtaanee nag mooy dafa am loo xamante ni si moom su amee dañ jàpp ni maanaam nit ki ko wax moom lay engagé ndax wax dëgg yàlla bëgg naa dimbali ñëpp ci sama xel ak li ma mën ak li ma xam waaye nag jële fële waxu jàmbur ñëw naa ma diw nee na ndax mooy sonal te diw nee na moomee la mu wax moom lay engagé mais xëy na may danaa ci am benn devoir te mooy leeral nit ñi ci la nga xamante ni si moom la ñu wax wala la ma ca xam te la ma leen di wax it moom laa leen di wax bis bu ne mooy que ni lépp lu ma gisul ñu bind ko ci loi moom fas yéene ma leen koo wax ndax man damay jàpp ni loo xamante ni si farata la wala force la moo tax toujours damay yem ci li nga xamante ni moom lañ bind su ngeen seetloo muy circulaire le 27 juillet bi passé leeral naa ko ci la nga xamante ni si moo ci am fayda mais daf ci am loo xamante ni si c'est trop technique loolu yéen concerné wu leen te yoon nekku ci concerné wu leen bañ nañ ko ba ci loolu laa bëgg a ñëw waxtaan ci yéen leeral leen ko xam naa ci kaw leeral boobu daañu ci laal lu mel ne code fiscal parce que ci biir circulaire daf ci dañ ko ci tudd daañu ci laal lu mel ne modèle UNILAV dañ ko ci tudd daañu ci laal lu mel ne maanaam ñi nga xamante ni si seen séjour dafa jeex te dugal nañ comment una ba pare te neen seen contrat mi ngi daw te ñoom xamuñu nan la ñuy def loolu nag maa ngi ko jëlee ca groupe WhatsApp ba ak ay appels yu may jot démb ba tey ndax dafa am mel ne daa am loo xam bu xewee rek day mel ne ñëpp moom la ñuy laaj ñëpp moom la ñuy déglu day mel ne ñëpp ci yëkkandoo daal moo tax xam naa incha allah daañ ci waxtaan ci loolu beneen bi ci des it ñu ci waxtaan mooy contrôler séjour yi maanaam contrôler dugal bi maanaam ñi nga xam dañoo dugal ñoo ngi laaj fan la ñuy contrôler seen séjour loolu nii tamit daañ ci waxtaan incha allah xam naa yooyu lañ fas yéene wax kon bi ci njëkk mooy li nga xamante ni si moo génn ca circulaire ba te mu ñu koy tuddee circulaire le 27 bi passé te am ñoo xamante ni si dañu wax nit ñi ni maanaam dañoo war a dem wuti code fiscal maanaam aussi tamit dañoo war a def li ñuy tuddee modèle UNILAV ma leen di wax ni dafa am loo xamante ni si maanaam loi wala yoon bu ko defee war ngeen mën a xam ne am na lu tax ndax bu ñu toogee ba maye war a jeex le 15 ñoom le 27 ñu génn circulaire war ngeen a xam ne kon la ñuy wax foofee ak ni ngeen ko amalee ampleur bokkuñu foofee ay leeral lañ doon def mais bu ngeen seetloo premier article premier leeral ba ca nekk sax bu ñu seetloo carrément dafa mel ni biir préfecture yi wala biir inspecteur labouré yi ñoom la gën a intéressé parce que ñoom ñooy gestir loolu dafa am loo xamante ni si ñun du suñu warugar du suñu rôle ñun buñ ci paree dañ ciy pare tey maye bi dafa am noo xam ne moom la ko loi bi tënkee ni ko loi bi tënkee noonu rek lay tënkoo tey maye kayit yi fi mos a jaar yëpp noonu la tënkoo te mosu ko wàcc kon nag tey gisuma lenn loo xamante ni si war na ko mun changer te maye bi li muy demee mooy Italie bi mu ñëwee dañuy def simplification ci lépp nag administration maanaam lépp loo xam daan metti nga daan ko dem def ñetti service ba ñaari service léegi dañ koy def ci benn service loolu am na sax fu mel ne Sénégal am na fu ñuy woowee APIX loolu moo ko taxoon a jóg ba daan monte société da ngay dem foofu ñoom ñoo lay jox NEA jox la registre commerce jox la lépp loo xam moom sa société day pare daan nañ ko def ci semaine daañu ko def benn jour léegi sax xamu ñaata temps lay duré mais am na lu tudd APIX Sénégal noonu la mel ñii aussi tamit seen service yu bari noonu lañ fi def loolu moo indi woon li ñuy tuddee sportello unico de l'immigration sportello unico maanaam lépp loo xam ne day yëngu ci immigration sportello boobu moo koy gérer
Sportel boobu biir préfecture lañ ko siégé parce que lépp luy administration territoriale préfecture mooy koy gérer mooy yore gestion bi loolu moo tax aussi tamit bureau boobee ñuy tudd Sportel unique wala migration ni ñu jël ko def ko biir préfecture ba moo tax booy def ay lu mel ne riunimento familiare maanaam boo bëggee indi sa njaboot fii foofu ngay jaar sooy wut lu mel ne ay cittadinanza nationale foofu ngay jaar sooy wut lu mel ne ay tradition légalisation foofu ngay jaar ñoom ñooy def bépp service boo xamante ni si service yu bari ñoo ko waroon mën a def ñoom ñu ëmbal leen ko mu nekk benn ñu tegal leen ko fa su ay flux amee mooy yooyu nga xam ne dañuy may maanaam ay këyit wala mën naa ko tuddee këyit wala dañuy woo ñi nga xam ñi ngi bitim réew ñu war fi dugg ñëw liggéey seeg yooyu ñoom Sportel immigration ñoo ko yor ñoom ñoo ëmb service yi yore immigration yi moo tax ñu tudd Sportel unico maanaam dañu daan jël bu njëkk da nga daan dem IMS dem INAI jógee fa dem Ispettato Lavoro dem léegi ñun leen yéen ñooñu ñëpp nag nit ki étranger bu jógatee dootu ñëwal ci yéen ñooñu ñëpp mais na dem rek préfecture dugal fa demande am léegi nag préfecture léegi moom mooy gestion demande léegi demande bi boo ko dugalee su ngeen seetee plateforme bi nga xam def nañ ko plateforme bi tudd Nullausa punto interno punto yi noonu muy def Nullausa loolu la ko indi boo ko def seetloo loolu préfecture la plateforme boobu donc demande bi boo ko defee directement Sportel unico l'immigration lay dem su demee foofu Sportel unico l'immigration moom mooy jël su ko defee jéem a chargé prima cosa questura mu xool ki nga xamante ni si mooy jël ak ki ñuy jëlee ndax amuñu précédent pénal yoo xam ne mën na leen a téye ñu may leen këyit suñu fa jógee ñu daal di bu fekkee questura joxe na avis positif hésito lañ ko tuddee hésito positif mooy agré ñu daal koy jël jox ko Ispettato Lavoro ni ko xoolal ñu kii di jële ndax am na doole jële ak kii di jële ndax mën naa jël kii muy jël ndax liggéeykat moo xam liggéeykat ni ko it xoolal ma liggéeykat bii ndax amul feneen fu muy liggéeyee ak ndax amul leneen lu muy def loo xam da koy tee ñu mun koo jël loolu moo tax ma ciy profité am na ñu naan sax da ngeen xaar ma préfecture woo leen ngeen démissionné mais dama naan yéen ñi nga xamante ne si am ngeen tempo pieno parce que loi bi circulaire moo ko dindi mooy la circulaire le 27 moo ne képp koo xam am nga tempo pieno léegi maanaam feneen munoo tempo pieno feneen maanaam waxuma tempo pieno fi nga dugal contrat munoo amaat beneen contrat wu part time looloo tax ma ni leen yéen ñi nga xamante ni si yore ngeen seen ay contrat tempo pieno ñëpp dem leen ngeen négocier ko ak seen datore lavoro yi pour que ñu wàññi leen temps bi defal leen modification bi te man jàpp naa ni loolu bu ko expliquer sa datore lavoro comme ni nga ko war a expliquer jàpp naa ni daañ ci d'accord ndax li tax mooy su la wàññilee temps bi day fay menu taxe su la wàññilee temps bi day def menu déclaration kon donc man jàpp naa ni ñoom ñëpp ñoom ñoo ciy d'accord léegi soo ko nee wàññil ma heure yi ci këyit yi mais ma lay liggéeyal temps pieno mën a nekk la donc yooyu yëpp man damay wax ne bu leen démissionné mais dem leen ngeen négocier ko na ngeen ko def teel a def it nag bu leen xaar ba préfecture leen woo ndax préfecture bala leen di woo day demander Ispettorato Lavoro avis ba pare te Ispettorato Lavoro bu xoolee circulaire gis ni Samba Ndiaye mii ma ciy profité am na ko may laaj moom bokk Samba Ndiaye tur la bu ma tàmm rek xëy na Cheikh Tidiane Seck wala Khadim Seck sax laa waroon wax ñooñu may samay doom yi nijaay waaye Samba Ndiaye bu fekkee ne si par exemple Ispettorato Lavoro gis na ni Samba Ndiaye mii am na tempo pieno ba pare yi tamit door a dugal ci këyit yi Ispettorato Lavoro da koy boccaare avant que nga yegg préfecture parce que préfecture mënu laa convoquer te amul avis favorable bu Ispettorato di Lavoro moo tax ma ni leen ñi ci mën a négocier ji seeni contrat su leen dugalee këyit rek daw leen négocier ji ko pour ñu wàññi leen su leen ko wàññilu nit moom li nga wax bi naqaree wax moo tax mu naqaree wax trop la mooy ngeen démissionné wala ngeen seet nu ngeen def ba génn ci liggéey ba wala ngeen seet nu ngeen def ba wuti liggéey ndax lan moo tax am na ci benn commentaire ku may wax lu am solo sax mooy tamit avis lay joxe parce que man commentaire loolu laa jàpp kenn ku ci ñun am na droit joxe avis te avis bi wax dëgg yàlla rafetlu naa ko macha allah nee na ma liggéey dafa jafe donc kon nan lañ koy bàyyi topp këyit parce que tamit bu ñu fàtte net liggéey jafe na waaye këyit moo gën a jafe te mënoo am liggéey te amoo këyit te boo amee asilo yi tamit soo demee ba asilo bi jeex sa datore lavoro day am obligation dàq la ndax clandestin kenn du ko jël muy liggéey te bu sa asile jeexee da ngay devenir clandestin donc te bu fekkee am nga séjour saa bu sa contrat jeexee da ngay dem wuriwaat beneen liggéey rek malgré que nag gis ko jafe na mais nag mi ngi am saa bu sa contrat jeexee mën nga dem wuriwaat beneen liggéey mën nga jaay mën nga def lépp mën nga def sur le territoire national tranquillement donc man damay préférer am këyit buy sax que ma am contrat buy sax bu àndul ak këyit
te it nag liggéey moom li ma leen di wax la rek ñun ñëpp biñ fi ñëw xamuñu woon daañu liggéeyam déet xëy na biñ fi ñëw la yàlla dogal ñuy liggéey am na ci liggéey yu baax yoo xam nag wax dëgg yàlla dispiage pour nit di ko bàyyee yu mel noonu mais nag nit ku ne da ngay xam sa intérêt ak sa njariñ te sa intérêt ak sa njariñ weesuwul am séjour boo xam ni di nga ca am sa jàmm am ci sa liggéey bu sax ndax nag nit ñi yàgg nañ fee nekk amuñuy séjour nit ñi yàgg nañ fee nekk daan liggéey këyitu jàmm bi seen këyit génnee lu liggéey ba baax dañ ko daan bàyyi dem liggéey ci seen i këyit loolu lu fi yàgg am la donc man loolu laay wax mais bu leen ko xaar ba préfecture leen convoqué ba nga ko defee na ngeen def penalty parce que inspecteur laboral bu joxee avis négatif problème la parce que démb rek am na koo xamante ni si mi ngi may woon këyitam boo xam ni inspecteur laboral moo joxe avis négatif ba pare jox ko DGPIS kon donc loolu aussi nañ ciy bàyyi xel ba pare moo tax moment boobu noonu moom laa leen di expliqué inspecteur laboral bu xoolee ba ni préfecture kat Samba Ndiaye nii ak Demba Ndiaye mën nañoo jëlante su boobaa préfecture ci lay door a jël li nga xamante ni si ñi ngi koy tuddee contrat de séjour la ko ñenn ñi di wooye waaye man contrat de labeur laa koy wooye contrat la boo xam ne day wane ni yéen ñaar ñi ngi liggéey yaag diw mii ndax contrat de séjour noonu li tax ñu éliminé woon ko parce que bu ngeen seetloo contrat bi ñuy jox nit ñi buñ leen di jox ñoom ñooñu noonu contrat la boo xam ne dañ ciy def horaire yu li ngay liggéey def ci heure yi ngay liggéey def ci level bi def ci li ngay liggéey lépp te contrat de séjour bi nga xamante ni moom lañ xamoon moo génnoon moom la nit ñiy jaawale ak ñu ko fàtte ñu bari contrat de séjour na daa nekk contrat yow ak état bi daawul nekk contrat nit ak nit moo tax bu contrat de séjour li contrat de labeur la contrat de séjour no daan nekk loo xam ne yow la ak état bi maanaam yaa daan def ko ci lañ daan def ko ci lañ génnoon permis séjour yooyu nga xam ne day am punti day am point bu boobaa yaa daan signé ak contrat ak état bi ni leen man damay séjournaale fii ci Italie fas yéene naa fee jàng fas yéene naa fee intégrare parce que temps yu ba daan jàng dañ lay mooy point booy intégrare dañ lay mooy point yu bëri lañ ay série yu bëri la nga daan def loolu boo ko defee ñu may la point su ko bu jeexee ñu renouveler la su fekkee da ngaa def crime wala nga def dara ñu la wàññil point nga xam ne bu jeexee ñu loolu moo tuddoon contrat de séjour mais li contrat de labeur la préfecture di jox yow ak sa datooru lavoro parce que bu fekkoon contrat de séjour la datooru labeur yoon nekk mais contrat de labeur lañ lay jox yow ak sa datooru labeur la ñuy convoqué suñu leen convoqué ngeen ñëw ñu xool ñoom këyit yi nga xamante ni si maanaam laaj nañ leen ko su fekkee ak këyit yëpp man na ñu ni diw signeel fii maanaam jël nga liggéey léegi ci diw ak diw ni diw signeel fii léegi su boobaa ñaari contrat yooyu contrat de labeur boobu bu ñu la ko joxee ba pare ci la ñuy door a ñoom préfecture ñoom boobu lañ ciy arrêté set nañ ci léegi nag kestura lay tokkaare mais boobaa nan lay tokkaare kestura préfecture ba tey parce que maye bi ki état bi sant ci kenn daara bu boobaa préfecture dafay jël benn booster benn enveloppe bu muy jox def na am na enveloppe bi sax mais damay taay jóg vidéo bi ki am na benn enveloppe bu muy jox liggéeykat bi moom datoo d'abord moom pare naa moom dana ko jox copie contrat nuyu ko caaw jeex na léegi yow laboratoire bi nga xam ne yow yaay liggéey préfecture da lay jox benn enveloppe boo xam ñoom ñooy pré-compiler ñoo koy compiler comme bi ñuy dugal poste mais ñoom boobu noonu ñoom ñoo koy defar ñoo koy compiler ba mat jox la enveloppe bi léegi nga jël ko yow yóbbu ko poste dem fay da nga fay 80 euros bu fekkee 2 ans la bu fekkee 1 an nga fay 70 euros fay poste yaa ngi koy fay 30 euros jënd timbre 6 euros léegi su ko defee waa poste jour boobu noonu la ñu jël pratique bi jox la bu ñu ko dugalee pare jox la jour bi ngay am rendez-vous Kessoura pour teg sa baaraam léegi jour boobu ngay am rendez-vous Kessoura pour teg sa baaraam ci ngay dem nga teg sa baaraam soo tegee sa baaraam ba pare Kessoura xoolaat boobaat Kessoura day xoolaat ndax Daouda Niang mii ma amoon ca këyit ya ak empreinte yi ma am fii ndax ñoo bokk wala ñoom tamit bu fekkee am na ay wuteet mooy yi ma leen dox yu mel ne ay certificat de négligence yooyu ngeen di yóbbu ak yooyu moo koy justifier mais li ñuy bañ rek mooy ku nekk Sénégal ma dugal këyit par exemple ñëw war a teg baaraam ñu xool baaraam gis ni diw mi wala ñu gis wala ñenn ñi aussi tamit daan na am lu mel noonu ba tey beneen affaire aussi si teg baaraam boobu li ci intéressant mooy bu njëkkoon ñun jamono yi ñu fi njëkkoon ya da nga naan tudd Samba Ndiaye suñ la jàppee ngay Demba Ndiaye ñu bindal la false dem jàpp la déclaré def la kii arrestation yëpp mais bu boobaa Demba Ndiaye lañ koy defee ñoom Kessoura xool ni bi ngay dugal kii Samba Ndiaye nga dugal kon donc bu ñu xoolee seen archive dañuy gis ni Samba Ndiaye amul benn problème plutôt pero bu ñu jëlee sa empreinte yi nag ba teg ko dañuy gis ni Demba Ndiaye man daan jàppee wala Demba Ndiaye ma rayonte wala Demba Ndiaye ma defoon nangam moo nekk loo tax empreinte yi am importance su boobaa nag ñoom bu leen neexee ñu réfuter sa permis de séjour ndax dañ naan diw mii kat moom moo am crime bi même bu tuddoon diw mii donc loolu moo tax empreinte ñoom dañ koy jëlaat suñ la ko jëlaatalee ba pare si tout te poste si tout va bien su ko defee dans 20 jours 1 mois 2 mois ça dépend ban Kessoura la nga jot sa permesso di soggiorno di lavoro nii la pratique bi di demee kon buñ leen fi waxaat naa leen ay def leen modèle UNILA ay def leen communication obligatoire man pour man manqué comprendre circulaire bi génn la mais circulaire bi santul benn nit ngay def ay déclaration ay obligatoire santul benn nit aussi tamit ngay wuti ay kii la preuve tey dama ko naroon def mais li tax mu metti mooy dama naroon plateforme te dinaa rayante ba def ko incha allah
plateforme bi nga xam ne moom la ñuy dugal laa leen bëgg woon nan la tëddee ak yan question lañ fay demandé ak nan lay demee plateforme bi li tax mënu ma ko def nag boobu ba léegi parce que plateforme 22h ñoom dañ koy tëj te man presque bala may wàcc fi 22h day jot bala may wàcc ba yéeg kër ak yu mel noonu 22h 23h day jot pour ma def ko c'est tout un problème loolu tax mais dinaa jéem a rente jéem ko def incha allah léegi li nga xamante ne si mooy plateforme bi nga xamante ne si ci la ñuy dugal kayit yi bu ngeen ko seetlu ñoom pour wan leen circulaire boobu yéen waxul ak yéen concerne li muy wax concerné wu leen gis nga bi ñu génnee circulaire boobu après 2 jours wala sur le lendemain même sax defe naa dañoo jël ñetti punt dolli ko ci point ya fa amoon parce que soo seetloo li nga xamante ni si mooy xëy na sax ma wol leen ko fii li nga xamante ni si mooy nekk kii bi plateforme bi ñoom dañ cee dolliwaat yeneen kii la ñeneen dañ cee dolliwaat yeneen kii lañ ci dolliwaat yeneen punti lañ ci dolliwaat dama leen bëggoon punti yi moo tax yeneen punti lañ ci dolliwaat pour wane ni maanaam ki nga xamante ni si ñoom amul code fiscal ñoom te daañu ko wutal code fiscal ba tey am na ñu ma dégg sax ñu naan yow yaay général code fiscal non ñoom seen bopp ñoom nu ñu koy wax sax ñoom exporté lu unique immigration ne ñoom ñoo lay indil code fiscal dafa am ñaari façon code fiscal dafa am code fiscal bu ñu tuddee numérique code fiscal numérique nag en général lu bari questura yi ñoo koy utiliser code fiscal numérique mu am beneen bu tudd code fiscal alphanumérique ça veut dire alphabet numéro maanaam day composé woo lettre alphabétique ak ay numéro lay composé woo boobu noonu moo tudd code fiscal alphanumérique code fiscal boobee noonu ñoom bu provisoire bi nga xam moom la ñuy wut ci exporté la ban gis naa ko dem ba léegi ñoom bi nga xam ne moom la ñu joxe ñoom actuellement ni ñoom numérique bi la ñuy jox parce que numérique bi questura lu ci bari moom lay liggéey en général ñoom seen service interne yi sax boobu moo ëpp lu ñuy utiliser ñoom seen service interne yi pour wan leen rek circulaire boobu yéen intéressé wu leen seen yoon nekku ci chaque minute kenn woo ma lu ma war a def communication waru leen a def dara bu leen def dara la preuve ñu ni boo bëggee jël nit ki est-ce que état bi yéen ñu xalaat tuuti quoi ñu xalaat tuuti dama leen bëggoon plateforme mais xam naa ubbikuwul doon machine bi ubbikuwul ndax xam naa li may def est-ce que yéen plateforme bi est-ce que yéen ñu xalaat quoi xalaat xel rek laa xam ñu utiliser suñu xel rek xel seconde booy seconde yéen seen xalaat est-ce que état bi dana jël risque ni kat léegi man yow boo dugalee ba pare ça ne va pas dire que nit ki dafa war a commencer waaye day xaar ba nga def communication bu dee loolu lay xaar bu dee état bi loolu lay xaar état bi ñaata milliards la war a perte parce que li tax mooy man daaw dañu su ma dugalee Samba Ndiaye ba pare du ma dem communiquer leen du ma def communication obligatoire comme ça su boobaa man du ma fay kon benn taxe su ma préfecture wooyee ma dem si ñëpp bu ma neexee ma ne ko non dama ko fa commencer bu liggéey naa xaar état bi xam ngeen du jël boobu risque kon bu boobaa kenn ci ñun ñii du def communication interne kenn parce que comme nee nañ comme ki ko wax dafa ni fi léegi defoo ko duñu considérer commencé ngaa liggéey bu boobaa man du ma ko def damay toog sama kër toog ba ñu convoqué ma rek maa bind su ma bindee ba pare diw jot 15 jours am ma ne ko caaw su ko fee benn taxe lu ma ci fekk kon donc loolu rek war naa xalaat ni italien yi ni muusal ni ñu bëggee xaalis loolu war na leen wan ni yanuwul maanaam kon nañ leen réfléchir ci li ñuy wax di réfléchir aussi ci li ñuy wax. waaw may dellusiwaat rek xam naa maa ngi jégalu nag xam naa sonn beeg yooyu waaw léegi xam naa ba daf moo def yoon si fàttali waaw léegi pour wan leen plateforme bi ni muy tëddee pour ngeen xam ne gis nga dafa am loo xamante ni si maanaam plateforme bi la ni muy tëddee laa leen bëgg a woon mi ngi nii lii moo am ci plateforme bi lii léegi nag dama xamul sax nu mu koy filmer ni mais dinaa leen ci defal vidéo lii nii ci am nii plateforme bi lii moo ci am lii ci am nii bu dee par exemple voilà ana Moussa li ma leen bëgg a woon voilà plateforme baa ngi nii yii tere ñoo fi am yii tere ñoo am ci plateforme bi gis nga fii nii bu rouge bi gis ngeen ko plateforme baa ngi nii yii tere ñoo am ci plateforme bi léegi chaque chose bii nii gis ngeen ko yii yëpp dafa am loo xam ne danaa ko gën a def sax vidéo incha allah wala leen ko naa ko def vidéo boo xam ne danaa ko capté écran mais li ma leen wax xëy na problème bu temps la mais incha allah dinaa ko def ba woon leen ko ba woon leen kenn ku ne fu muy duggee yu mel noonu ba woon leen ni muy demee parce que plateforme bi boo ko gisee di nga xam ne ay yooyu leen wax ay communication obligatoire yi yooyu yéen seen yoon nekku ci kenn santu leen ko d'ailleurs sax modèle UNILAB muy communication obligatoire docteur labor moo koy def moom lañ ko obligé laboratoire kenn obligé wu ko laboratoire waru ko def yoonam nekku ci donc juste rek pour wan leen yooyu da ngeen ko génne seen xel xëy na période bi man damaa jàpp ni dañoo toll ci période jéem a ñaan jéem a liggéey mais du période maanaam wax leen loo xam ne dafa leen di sonal te mën naa ñàkk fi mu ne nii kayit bi su ngeen ko dugalee ba pare mu dem préfecture yéen defe naa ni foofu ngeen ciy arrêté yéen da ngeen di taxaw léegi nag liggéey bi ci des du seen liggéey yéen liggéey ñoom exportelu immigration la fii nii aussi tamit te incha allah dinaa ko def pour wan leen ni yéen ñi nga xamante ni si da ngeen yore contrat tempo pieno su ngeen toogee ba xaar ba questura convoqué leen ba préfecture leen convoqué diggante mën ngeen fee ñàkk sens boobu parce que bu fekkee ne inspecteur de labor dañoo xool
gis ni da nga am tempo pieno bu ñu joxee avis défavorable wala ñu jox ko hésito négatif bu ñu ko joxee exporter l'immigration de ñoom dañ duñ la sax convoqué dañ lay daal defal benn rejet bu gaaw a gaaw donc ma leen di wax ni yéen ñu yore tempo pieno ñëpp xool leen nu ngeen négocier bañ defal leen ko tempo partial per favore ma leen koy ñaan yéen ñëpp ngir yàlla ak yeneen bi bu ma kenn woo di ma laaj xalaat man du ma xalaatal kenn man dama leen di wax li nga xam ne moom la loi bi wax ak li nga xamante ne si mooy yoon bi nit ki nag décision boobu moo koy jël waaye naa ma déglu naa léegi sa vidéo bi waaye da nga ni man dama am tempo pieno nan laay def xam nga yooyu wax dëgg yàlla bëgg a perdre temps la wala ba man nga perdre loo ma ko ndax man mënuma caa xam dara li nga xamante ni si man moom laa mën a xam wax la li nga xam mooy réalité bi mais décision bi moom yow nit ki yow yaa koy jëlal sa bopp te it nag du ma jëlal kenn décision suba ak jàmm leneen di ca xew wala leneen di ca am mu naan la nii laa ko gisee wala ne su ngeen seetlu fii ci plateforme bi ñoom yokk nañ ci ñaari liiga ñaan ko woon incha allah parce que war leen ni rek te circulaire depuis après circulaire wala ko ci yokk benn liiga bi ñu ci yokk mooy dañ cee def codice fiscale léegi ñi nga xam ne amoon nañ codice fiscale soo fa demee ñoom duñu leen jox codice fiscale dañ naan kii amoon na codice fiscale ñi nga xam ne amuñu woon codice fiscale dañ leen di général codice fiscale provisoire boo xam provisoire su ngeen seetloo à droite am na lu mel ne genre benn signe boo xam day mel ne genre signe nu ñu koy waxee sax arobase signe boobu noonu soo ko cliquer mooy que ni communication obligatoire yo ñoom def nañ ko wala defuñu ko bu ñu ko defee foofu la communication bi di génn donc yéen seen yoon nekkul ci communication obligatoire yo ak yéen yoon newul ci ay code fiscal provisoire yo seen yoon nekkul ci détail yooyu ba pare nit ki ci boppam man pour man li nga xamante ni si mooy li ci ëpp solo mooy que ni présenté nga sa demande xaaral yàlla mu ñëw may profité ci loolu di wax benn conseil boo xam ne barki démb jox naa conseil boobu sama ay ñu nekkoon ci groupe WhatsApp ba parce que li tax ma jox leen conseil boobu mooy que ni loolu rek moo ci mën a génn mooy man dugal naa su ma dugalee ba pare def naa sama devoir li ci des nag mooy di yokk ñaan ak di xaar yàlla mais mënoo dugal su ma goo xëyee woo nit fan la sama pratique toll su ma goo xëyee waxi pratique ngay wax gis nga kayit yi da ngeen ci xam leen mooy que ni su ngeen ko dugalee pare bu ngeen bëggee noppalu da ngeen naan dugal naa ko tey xëy na fileeg at dinaa ci jot wala xëy na fileeg ñaari at dinaa ci jot toog nag gëm yàlla xaar at boobu mbaa nga xaar ñaari at boobu yàlla suñu borom dana dogal ñu jox la fi convocation mais boo bëggee di ko toog pas à pas daf lay sonal daf lay stressé te itamit wax dëgg yàlla lu tax nga jot ci ndax li nga xam administration la ne tubaab yi yore ko kenn mënu la cee wax délai kenn mënu la cee wax fu mu toll ñoom ñooy def ak seen jëfi bopp ja leen neex leneen li ci amaat solo mooy comme li ma leen waxoon bu leen gis ñu convoqué diw te maa njëkkoon digal diw rek dañ maa war a convoqué du tëddee noonu ñoom seen bopp ñoom ñoo am fu ñu koy jaarale kañuy jaarale ak li ma leen waxoon la opérateur yi liggéey daf ci am ñoo xam ne ay liggéeykat lañ am ci ñoo xam ne liggéeykat ku nekk sa dossier tombeel nag loolu aussi tamit chance la boo xam yàlla da ko ciy def ba pare tamit leneen nit dugal na kayit 2012 mu génn 2012 nit dugal kayit 2012 mu génn 2014 nit dugal kayit 2012 mu génn 2019 sax kon nag nan leen jàpp ne rek lii nekkul loo xam da nga koy dugal tey rek mu génn tey day jaar ci temps day jël temps li ci amaat solo ma ci insister trop mooy que lettre yi ñu leen di bind te temps yi inspecteur la war yenn dëkk yi dañ koy bind ñoom di ko laaj ay documents yoo xam dafa manqué ma leen di recommander waat lettre yooyu na ngeen koy tontu ak via PEC démb am na ku ma jot koo xam ne moom nee na da koo yóbbu recommandata mais recommandata ba PEC xewee ba tey presque kenn defatu ko ndax recommandata day jël temps bi mu jël day yaatu te xëy na que ne inspecteur la war xëy na amul temps bu mu lay xaare su ko xaaree benn parce que 10 jours dée ci bis la tudd 10 jours la lay ñaan ñenn ñi sax 8 jours la lay wax ñenn ñi 15 jours ni la boo ko intégré wu maanaam ñoom dañ ko rejeté su ko defee boo dugalee recommandate xëy na sax bu demee ba ñu gis recommandate sax daañu ko représenté pero recommandate day jël temps te bu dee lu mel ne PEC c'est instantané maanaam bu fekkee PEC nga dugal fi nga toog léegi nga ko dugal léegi mooy tey fa mu toog la ciy jot wala bu jotul tey daf fekk liggéeyul wala subu saa bu liggéey bu ubbee ay mailam rek da ko ci daal di gis donc loolu c'est plus juste ba pare aussi tamit boo ko dugalee PEC day am valeur juridique bi nga xamante ne moom la recommandate en date de retour noo am donc moo tax maanaam PEC moom dafa am valeur juridique boo xam état bi ñoo ko nangu ci képp ku ko dugal maanaam day am PEC mooy poste électronique certificat maanaam dañ ko certifié day wane ne kii force diw jot na ci demande bi tey tamit am nga këyit yow buy wane ni boo ko dugalee pare am reçu bu ñu lay jox buy wane ni yow mi dugal nga demande diw moo tax itam dañ toon parce que maa ngi inspecteur laboratoire ñu ngi commencé def ay rejet te ci yu mel noonu donc lañ mën a defee rejet parce que pratiquement ñoom moom loolu rek lañ mën a xool ak ñi amee tempo pieno ak tempo partial moo tax itam teel leen koo lijjanti bu leen xaar ba préfecture leen convoqué sinon du ngeen gis sax convocation préfecture donc loolu moo ci amoon solo bi ci des ñëpp di laaj fan la ñu mën a contrôler permesso di soggiorno yi permesso di soggiorno ñaari voies rek nga ko mën a contrôler ñaari voies ñi nga xam ñoo dugal comment uno bi
maanaam ñi nga xam dañoo am d'accord lavoro ki la ko dugalal moom bi mu koy dugal esprit du boppam la ko dugale donc moom rek moo la ko mën a contrôler wala yow mi ko dugal nga dugal ko sa esprit du bopp bu boobaa yow di nga ko mën a contrôler su soobee yàlla bu may def vidéo ci plateforme daa woon nan lañ koy contrôler incha allah ci ñi ko dugalal seen bopp nag wala ñi am esprit bi ñu ko dugalee ñooñu ñoo ko mën a contrôler su dul loolu yow mi fekkee CAF yi wala patronat yi wala agence étrangère yi ñoo ko dugal force ñoom rek ñoo la ko mën a contrôler donc loolu moom nañ ko xam mooy ñu dugal comment uno bu dee comment duwee nag moom ñoom mën nañ contrôler seen pratique fu mu toll saa su ne parce que bu ñu duggee fu mel ne expo fu mel ne portail de l'immigration daañu ko doo defee portail de l'immigration boo ko defee Google sax la ko woon wala nga def vous policier des stato stranieri yi foofu itam boo ko defee dana la woon fan lañ koy contrôler am na ay chiffres yooyu jël dugal ko boo xoolee ci kaw da nga gis fu ñu la bindal USR am fu ñu la bindal password ci chiffres yooyu am na 0 lay commencé benn bi en général yooyu ngay jël dugal ko fa ñu koy contrôler boo demee fa da nga gis benn fu ñuy contrôler nga dugal fa contrôle permis de séjour na nga dugal foofu contrôler ñooñu mooy ñi am comment doué mais ñu yore comment una moom foofu rek lañ mën a contrôler marque de Bolo la am nga koy laaj bëgg am na sax ko tontu li mu ko tontu la rek maanaam marque de Bolo dafa réer yéen ñi réer marque de Bolo moom bu réeree du benn problème da ngay dem jëndiwaat beneen rek booy dem yóbbaale ko loolu rek mooy problème en tout cas daañu la ko laaj boo demee mais ñoom numéro bi ci nekk xëy na bi nga inscrire doon intéressé na mais amul benn préfecture bu mu intéressé tax ñoom xam nañ ne marque de Bolo dafa ndaw mën na réer moo tax marque de Bolo bu ci réer du problème du daara bis bu ñu la convoqué jëndal beneen bu $10 rek nga ànd ak moom yóbbaale ko modèle Unila bi nag xëy na dinaa ci ñëwaat beneen waxtaan parce que dañ leen ko décrire noo xamante ni si maanaam ngeen defe ne problème la te du problème dama leen di ñaan daal képp koo xam dugal nga jàpp nga ni système bi jox na la ne la yow li nga dugal baax na amatoo leneen loo ciy def lu dul di contrôler say email bu fekkee am nga yaa amoon email am nañu tamit ñu may wax naa am seen email dañ cee juum sa email buñ ci juumee du problème parce que li tax du problème mooy que la dugal mën nga dem toujours mu lay vérifier ba pare tamit bu juumee xëy na sa bos xëy na sa dator la war a juumu ca donc sa dator la war bu amee information moom dala koy wax da nga koy wax ne ni ko sama email bi ñëw mais ci yow la information ñëw comme ça mu la koy wax su fekkee ne si tamit am ngeen boîte à lettres boo xam ne seen tur nekku si ngeen def ko ci bunti kër yi boîte à lettres yi nekk seen kër yi fexe leen ba yokk ci seen tur wala seen sant pour postier bu ñëwee mu xam fan lay dugal lettre parce que lettre yi moom commencé mais jàpp naa ne tôt ou tard daañu continuer di dugal ay lettre parce que email yi nii mënut a continuer parce que email amul benn valeur juridique boo xamante ne si maanaam mën na tee kenn am kayit wala yu mel noonu maanaam bu la yónnee email soo ci jotu état bu la yónnee email boo jotul mun laa def dara email moom da nga ko jotuma ci email ñaata email ñoo dem spam ñaata email ñoo bloqué ñaata email mais bu dee teg nag moom mooy wane ni jot nga ci kooku moom na ngeen koy contrôler kooku bu ñu la ko joxee moom comme ni mu waree ci ñoom ni bu ñu la ko joxee mooy jot nga ci noonu la waree ci yow aussi bu ñu la ko joxee mooy jot nga ci moo tax tamit nañ ci bàyyi xel bu baax di ko contrôler may wax ñëpp rek ñu dalal seen xel di waxaat ñeneen ñi aussi tamit maanaam ñu bari dañ naan man damaa gaawal xool balaa maye bee jeex bu maye bi jeexee yow boo xësee ba dugal rek jàppal ni yow yaa ngi ci biir système même bu maye bi jeexee sax lépp day continuer bu ñu la laajee da ngay dem intégrer bu ñu la wooyee da ngay ñëw comme kuy dugal kayit la bu maye bi jeexee du tee processus bi day continuer maanaam fi yoon bi jaar pour nga am kayit day continuer am moo tax loolu nañ ci dalal suñuy xel xanaa di wax ñëpp rek nañ dund affaire bi sans stress rek yàlla moom lu mu dogal kenn mënu ci dara day am te itamit yàlla na moom li nga xamante ni moom la santaane man jàpp naa ne mooy nga dugal ci kayit yi rek boo dugalee ba dugal nag moom def nga sa devoir li des na moom suñu borom rek moo ko yor ak di ñaan ak di sant ñeneen ñi aussi tamit am na ñoo xam dañuy commencé gis pareil négatif maanaam par exemple démb rek gis naa koo xam ne vraiment yaramam xaw naa tàng xaw na ko agité trop sax ndax dafa gis pareil négatif bu direction territoriale bu inspecteur de laboro mu xaw ko jaax mais pareil négatif yi bu leen jaaxal bu leen def problème parce que pareil négatif yi yooyu noonu bu ngeen ko gisee même mu affiché wu fii aussi tamit mën na dem sax ba changé waat wala bu changé wul it ay déci bis la déci bis na comme la ma leen waxoon keroog li benn lettre la mun la yónnee leen dans 10 jours na nga ma expliqué parce que ñoom bu ñu bañee dara nekkul dañ koy bañ ne bàyyi la nii dañ leen la bind lettre wala ñu bind la dara lu wane dañoo bañ nangam wax la tax ñu bañ ko wax ban article lañ ko teg wala ban décret suñ ko waxee ba pare léegi nag yow tamit nag da ngay def sa mémoire maanaam da ngay dem ci avocat wala kenn mu bindal la mu wax nga expliqué ko lan moo tax mu am ak lan moo tax mu war a am su fekkee ne si lu war a am la donc nekkul dañ koy rejeté rek nga jaaxle non non bu leen jaaxle yooyu bu ngeen ko gisee ñu bind pareil négatif wala dara dal leen rek tôt ou tard lettre ba dana ñëw wala ngeen dem préfecture daañu leen génneel feuille man kenn du état administration amul droit kenn permettre ko kenn nga xëy rek mun la mayuma la rek demal ñoom bu duñ la wax demal dañuy bind l'administration c'est l'écrit maanaam bind nit ñi nangam ak nangam moo tax man joxuma la loolu mooy administration bind la foo tax këyit bi daañu ko bind force wax la lii tax ñu bañ sa nangam donc même boo gisee pareil négatif yi dalal rek moom daañu la wax lan moo tax suñu la waxee lan moo tax yow leer na ne comme ça ki ma la wax démb moom nee na ma leer na ko ne moom am na li ñuy laaj lépp peut-être que nag espace de labor parce que moom espace de labor moo rejeté demande am peut-être que espace de labor dañoo yéex a jot lettre ba mu yónni moo tax ñu def ko loolu dong la mais du dara léegi yow bu ñu la biddee lettre nga expliqué leen ñu wónnee leen say lettre say këyit yi wane justifié yow li nga wax ñu jox am na loo xam ne dama ko fàtte woon te defe naa moom taxoon na samay def vidéo waaye dama ko fàtte
et mooy que ni ñi nga xamante ni si maanaam dañoo am seen séjour asile lañu amoon ba pare ci biir ba de pare présenté nañ comment uno bi te itam amoon nañ contrat de lavoro seen séjour asile jeex mais am nañ possibilité de renouveler ko ñuy laaj nan la ñuy def. démb dégg naa ko ci groupe ba sax am na sax ñoo xam ne joxe nañ ci benn conseil moom mais conseil àll lañ ko joxe mooy man boobu bëggatuma ko dama koy sànni non non li may njëkk a wax rek booy ñu bari lu ñu xamul aussi tamit ma bëgg ko leeral mooy maanaam ñu bari dañoo defee ne séjour bi ak contrat bi ñooy bokk fi ñuy jeexe ñooy am lépp déedéet bu doon looloo kon kenn du renouveler séjour am ndax bu ñu fàtte ni nit ki bu séjour am jeexee ñi nga xam ne dañuy def lavoro dipendente bu ñu renouveler dañ laaj contrat te bu la fekkul nga nekk ak contrat kon fooy jëlee contrat bu fekkoon sa séjour fu mu jeexee contrat day jeex kon kenn dootu amati kayit ndax kon bu sa contrat jeexee fooy jëlee loo renouveler kon lavoro dipendente kon kenn dootu ko mën a amati moo tax séjour ak contrat bokkuñu jours yi ñuy jeex nit mën na la jël nga am séjour 2 mai séjour 15 bi ci jónne sax mën nga ko am nit jël la ci 6 mois seulement nag lenn mooy problème bi loo xamante ni si loi la mooy maanaam nit ki bu demee ba perdre séjour am moom waratul am contrat bi dañ ko war a tëj mais nag fii comme ni ñu ko xamee administration nekkuñ dañoo collégaré ba ñoom dañuy gis ni kii perdre na séjour dañ ko war a tëj et puis tamit commercial bi la naa man sama yoon nekkul ci séjour am tëj na ko tëj ko yenn commercial daal ñoo lay sonal bu sa séjour jeexee boo bëggee renouveler ñoo lay sonal ak yooyu mel noonu mais nekkul ni sax ñoom dañ leen a collégaré kenn collégaré wu leen mën na jeex sax bii kenn du ko xam donc kon bokkuñ ba ñu bari dañoo defee ne ñoom bu seen séjour bu asile bi jeexee dañ leen di dàq fa ñuy liggéey wala yooyu mais bu sa séjour asile jeexee aussi tamit te sa contrat nekk fa aussi da ngay continuer di liggéey boobu mooy benn bi ñaareel bi mooy que ni yéen li ngeen di laaj mooy que ni ndax da ngeen di renouveler bee wala yéen ñu dugal comment wu na yéen ñu dugal comment wu na gis ngeen circulaire bi génnoon état bi dafa ni maanaam boo demee ba préfecture ci la préfecture di jox information wax la ni lii soo continuer sa asile dañ la jox permis sa jour na boo xam ne dañ ciy def R buy wane ne territoire national bi rek nga mën a ne maanaam mënoo defee tukki Italie rek nga mën a ne xaar ba tribunal mbaa commission yi décidé ci sa asile loolu mooy benn su fekkee nee nga man bugguma asile damaa bëgg a jot séjour subito nee na ñu daal di lay jox kayit nga signé renoncer sa asile su ko defee ñoom ñu jox la permis de séjour électronique mooy bi ñëpp di am donc loolu lañ waxoon léegi moo tax nag kon yow mi nga xam ne yaa ngi doon liggéey amoon sa kayitu asile bu 6 mois 6 mois bi jeex nga am nga possibilité renouveler ko demal nga renouveler ko parce que boo ko renouveler du yàq dara ci kayit yi te dana la arrangé parce que dana la fekk aussi tamit nga amaat beneen séjour boobu mën a continuer sa liggéey mën ci continuer say activité moo tax man li ma leen di conseil yéen ñëpp ñun ñu dugal comment uno ñëpp nag laa ñu dugal comment uno ñëpp te am nañ possibilité renouveler seen séjour bu ko renouveler jotee dem leen renouveler ji ko yore ko ba bañ leen di convoquer préfecture parce que seen problème mooy kenn xamagul préfecture kañ la lay convoquer mën na fi ne fii léegi 1 an mën na fi ne fii léegi 2 jours mën na fi ne fii léegi 6 mois mën na fi ne kenn xamul donc nag nit ki li nga xamante ne xamoo kañ la te lii du la ko yàqal demal def ko su fekkee renouveler bi du la wàññi dara yow maanaam sa këyit bi nga dugal comment uno bi du ci yàq dara fii léegi demoo préfecture soo demee ba préfecture la lay demandé nga renoncer wala nga continuer mais fii léegi demoo ba préfecture kon am nga possibilité renouveler mais demal di ko renouveler donc yéen ñi am possibilité renouveler yëpp renouveler leen ko loolu mooy li ma ci bëggoon a dool parce que démb rek dañ koy laaj te tamit waroon nañ ko leeral loolu lay doon xam naa daal